voyager avec mon groupe tout ça bi moom c'est autre chose quoi. si fekk na mu génn d'accord. waaw c'est la famille ASC bi. soo ko bëggee ma defal la ko soo ko bëggee ma defal la ko soo ko bëggee ma defal la ko comme bëgg nga ko dinaa ko def comme bëgg nga ko dinaa ko def waaw loolu dëgg la mais même bul fàttali bi sax Saliou yow da nga sori ci man li nga bëgg dinaa ko def bu soobee yàlla bu soobee yàlla. non non Grand Théâtre bi incha allah y aura plein de surprises incha allah y aura plein de surprises waaw. Amin ya Rabbi. Amin. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Amin. Amin. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Amin. Amin. Waaw waaw waaw. C'est tout un trajet en fait. Waaw. Non, bett na non. Bon xam nga rêve moom on dit qu'à la croisée des chemins certains rêves deviennent réalité ah donc li nga li bu yàlla dogalee ngay dox sa parcours rek gëm sa bopp je pense que lépp loo rêvé suñu borom mën na ko mottali ko alors dépend ce que nit ki ni nga koy accepter ak ni nga koy doxalee waaw mais vraiment fii may si ni bett ma mën naa sax wax ni dafa xaw na am tuuti tardement waaw. waaw am na lu des je suis pas parfait am na lu des am na lu bari lu des loo xamante ni je pense que su du woon suñu culture su du woon aussi li nga xamante ni moo ñu tënk mooy nekk sénégalais en plus di am ay réalités yu ñu war a sàmm je pense que kenn waxatu ko kenn waxatu ko mais nag bon showbiz neex na lépp neex na mais aussi on est sénégalais et on va rester sénégalais il faut ñu sàmm suñu réalité sàmm yi nga xamante ni mooy doxal suñu réew donc su am na yu bëri dëppoowul ak suñu réew li mu méngoo donc man mënuma ko def parce que dëppoowul ak suñu réew li mu méngoo donc je pense que yeneen artistes yi nga xamante ni ñoom xam nga seen dëkk melul noonu ñoom ñooy gën a gaaw am jéego que man parce que man damay sóoraale trop tu vois am na clip yu bëri yoo xamante ni bu may waxee yow ni am na sama clip yoo xamante ni dama ko mujj delloowaat dama ko war a tourné waat parce que ni mu waaw am na suma clip yoo xamante ni tey comme le cas de Mamacita def na 3 ans am na clip yoo xamante ni tourné nañ ko maa ngi bandama si maa ngi lépp mais dama leen ko delluwaat dama war a delluwaat pour tourner ko parce que dëppoowul ak suñu culture waaw li seen yi ñu ci wane jigéen ñi doon traversé li ñu sol dëppoowul donc dama koy defaraat. bi ma la déggee nga wax léegi man ma gis benn waali léegi bu mature mu mel ni li tubaab di wax davantage pour être mature ma décidé man dama gis waali Seck mature léegi. waaw maturité moom xam nga yow mi nga nekk yow ci nit ki doo ko mën a gis ñi ngay nekkal ñoo koy mën a gis quoi mais man je pense que je suis le Wally rek Wally moo nekk rek. Mamacita bi da koy expliquer parce que gis nañu Wally waaye neneen nu mu daaw waaye. mais Saliou je pense que loolu warul bett yenn Sénégalais yi parce que nag je suis le fils de Thione Ballago Seck quoi qu'on puisse dire li may def maîtriser naa ko modestie à part bu ñu génnee ci modestie teg fële je pense que
bu Sénégal di génne ay voix d'or duñ ma ci bàyyi donc pour ma à ce que ma liggéey changer tuuti ça fait rien c'est juste ni ñu koy waxatee juste fi ngay nangu jaar la rek fi ngay jaar loolu mais lii lu gën a ndaw la lu gën a minime la waaw. ñu seetlu benn absence bu xaw kii li ko waral nga xam ne Covid bi ñëwoon na ñu jóge ci Covid bi suñu papa tëdd nga war a ñëw nag incha allah ñëpp dina xaar ñëpp ñu ngi xaar ndax boobu ba tey gisuñu waa bii mooy sa première sortie bu muy def. waaw bi mooy sama première grande sortie bu may def. le 12 incha allah lan lañ mën a xaar. waaw c'est-à-dire man nag samay bés duma ko cof yow xam nga loolu ci man sénégalais yi je pense que xam nañ loolu ci man bañ naa ko ba logistique bi may déployer dafay diis trop ci man mais dama koy def parce que man maa leen ko tàmmal am na baar fu muy aju dootoo mën a wàcc donc chaque fois damay xool lu gën a high lu gën a nice ma teg ko et je pense que bu ñu ñëwee dinañ gis ni vraiment fi mu affaire bi newoon déplacé wu na dem beneen niveau et c'est ça qui est important. kon bu ma la déggee le 12 bii moo nar a dàq yi fi ma sa jàll. of course incha allah. ba noppi léegi da ngay làkk anglais rek. dama koy kii dama ko bëgg maîtriser quoi. booy bu ñu dee. dama ko bëgg maîtriser ah. da nga koy soxla. dama ko soxla andi ca. da nga dem di ko jàng. wala yaa ngi ci kii da nga ko jàng. c'est une langue que j'aime bien bëgg naa ko trop et puis daf ma soxal pour ma maîtriser ko complètement daf may dimbali j'en ai besoin waaw. Aba mi ngi may accéléré xëy na dafa am yoo xam ni peut-être moom Aba xam naa ne 12 millions la si. nee na foog nga làkk. am na de. d'accord publicité Adja ki fi toog nii moom rek publicité la. ok d'accord léegi nañu dem marqué benn page bu ndaw. bisimilah. bisimilah bisimilah. xam nga doon kilifa ba noppi nag wàccee boppam dafa jafe. bisimilah. C'est bien. Maintenant, il faut apprendre damay def anglais parce que boo dégloo Mamacita tu sais que dañu dem à l'international comme anglais seen langue universelle. Parce que am na yoo c'est bien. Wally Balago Seck, le lead vocal du Ramadan, va effectuer sa première grande sortie le 12 juin. Esplanade Grand Théâtre National de Dakar. Entrée 10 000 francs, VIP 20 000. ma ne ko Wally loolu du yomb de mu ne ma bourse yow joxeel numéro bi ma ne ko ñaata la mu ne 77 956 06 06 bii ñu ngi koy jaayee Kër Papa John ak chez Mourou.
Sénégalais yëpp a ngi posé seen i question ñoom it sama téléphone baa ngi toj waaye nag lenn laa lay xamal ki ngeen ko séqal nii ay ci koy gaynde la yor wéet rew koo xeex. waroon ngaa teel a ñëw ñu foo tuuti. ñaari la. ah Maar. waaw. Maar billaay bu ma la toppee. nga ni ma. 20h fii la ñu fekk. waaw mais yow xam nga. man melomaan laa damaa bëgg ay way. yow sa 10 minutes rek bomb la. damaa bëgg ay way. mën nañoo song la 12 bi rek comme que mooy ñëpp a koy waxtaanee. ca la 12 ba. waaw. xale yaa ngi koy waxtaanee. man romb naa taxi bi bind fa ca la 12 ba. waaw ca la 12 ba la dee. ca la 12 ba ñëpp di ko waxtaanee. ci la 12 ba la dee. te dégg naa fi mu ne nii grand théâtre gaa yaa ngi tàmbali. tàmbali nañu yaa 10 jours. moom nag moom dafa ñeme akara. moom dafa bëgg kaan yi. waaw tàmbali nañu installé yaa 10 jours. 10 jours. waaw parce que li ma bëgg def il nous faut minimum 15 à 16 jours de montage et beaucoup de choses. mais mënoo ñu ci ñamal tuuti surprise yi. waaye xale yu xam nga ñi tamit boo li nga ko tuddee surprise nga yàqu. Omar Tall. Omar Tall. li nga ne surprise nga Omar. yàqu. waaw xam naa ni yow ñàkkul bëgg nga ko am na loo ko laaj. par rapport ak le 12 bi incha allah. waaw bon man d'abord dañ koy féliciter parce que mën nañu wax ni il fait partie de la génération osé aisé te nit li nga nàmp rek ngay gàll parce que mënoo nekk doomu Thione Seck te am na fu muy indi musique et tey bi muy jàng anglais ça veut dire qu'il s'ouvre à l'international tey amatul lu muy prouver. la preuve Mama Sita. voilà c'est pas la première fois mu def ay événement et fu mu def événement da ciy def fulla gi ak fay rek tey il montre que ndaw la mais nekk ndaw lu la tere prouver tey dabe la et je crois que Wally dafay gën a yokku na ko sénégalais yi bàyyi xel ñun nag amuñu lu ñu koy wax lu dul dañ koy ñaanal rek dafa nekk ci yoon. nga fàttali la nag Maar moom mooy xaritu Papa Thione moom mi. waaw man la yàlla dogal xam naa non man moom mënumaa nangu si Papa Thione. Papa Thione mooy sama xarit. xam naa ko gis naa ko. léegi nag dañu am combat ma rek moom parce que Mame Diarra Fam la may masque Mame Diarra Fam la ma barama loolu après dinañ ko rek. waaw xam nga Mame Diarra moom sama yaay la sama xarit la. sama chéri la. waaw donc comme li ñu doon wax tey on a vu si sa musique. nga gën a ubbeeku. si. say instruments gën a changé. tey dafa mel ni tey da nga am projection pour ubbeeku au niveau international. parce que souvent musique sénégalaise mbalax bi fii la ëpp lu muy yem mais tey est-ce que li nga changé style de musique gis nañ la parfois ci afro est-ce que kon tey da nga am projection pour conquérir le monde. je suis obligé dafa am loo xamante ni c'est obligatoire. mais li ma wax léegi-léegi en respectant un peu les normes. les valeurs. de notre culture. parce que li may wax ni retard bi foofu lay nekk parce que il faut respecter les valeurs. déjà suñu papa yi dañu fi jaar. am nu ñu doxee am nu ñu defee dëgg la musique dañu te toll woon foofu c'était pas lépp digital lu woon internet doxul woon tu vois ñu taxu koo meloon gaawee noonu tu vois en plus ñoom musique bi ñu doon def di world music ak world music bi tegu léegi-léegi c'est diamétralement opposé parce que là actuellement on parle de pop et afrobeat tu vois ñoom nekkul ci seen niveau ñoom ñu ngi doon way ñu ngi doon way musique normale
mais bii dafa laal pop afrobeat you know dafa am lu mu norme yu mu laaj te norme yooyu pour nga respecter ko à 100% en tant que on essaie de d'y aller mollo c'est-à-dire fu ci nekk rek ñu teg fa jéego nank-nank ji des ñu toog xaar yàlla parce que c'est je pense que moom moo mën a mottali yëpp vraiment loolu moom ouverture mondiale moom vraiment je pense que maa ngi ci bu baax a baax waaw macha allah donc tey nga jógaat di def événement mais tey soo gëstoo doo gis sunu Papa Thione tey ban taxawaay nga ci am ak ban apport la lu am ci yow on sait que vous êtes très liés. tey nga war a gëstu gisoo ko. nga war a jël sa yoonu bopp aussi. sans moom. waaw événement bu ma mës a def ñëw na. def participation. nangu bës bi. nangu ko waay def ba mu baax vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla seddal ay yaxam booy fol suuf ci kawam yàlla xare ko ci àjjana yu kaw kawe yi ñu koy séntu. événement bi nag dëgg la dem na mais je pense que. il est là. waaw tout à l'heure parce que bàyyi na fi gaynde bàyyi na fi jàmbaar bàyyi na fi mbër tigi bàyyi na fi coon na alors je veux même pas di ci wax di polémique di wax ci loolu maanaam di ci ubbi bunt parce que je veux pas bëgguma nit ñi triste non le but de cet événement c'est pas pour rendre les gens tristes waaw non le but de cet événement c'est pour leur montrer que gaynde du jur mbuus. kon mental baa gaynde dem na bàyyi fi gaynde bu ndaw. gaynde du jur mbuus. gaynde bu ndaw nag jinne bu ndaw sax moo gën a feebar jinne bu mag. waaw noonu la demee. mais kon Mar. bu ma la déggee dafa mel ni mental baa ngi fi. j'ai jamais perdu le mental su ma ko naree su ma demee ba pare perte mental. soo noonu la ñuy xalaatee naan waaye nan la nar a ñëwee ak bi fi jot a jógee. Saliou yow xam nga su ma naree dem bay perte mental damay toog standby toog suma kër ma dund ko ak ñi nga xamante ni ñoom laa ko dundal mais sénégalais yi fi ñu ma yóbbu fi ñu ma teg j'ai pas le droit may dem ba moment bii may. ñu bàyyi perte léegi xalaat nga ñi fa nar a ñëw dinañ fa xaj. waaw bu ñu xajul ñu xool solution mais li jël amoon ci espace foofu it jël nañ. dafa mel ni Aziza mi ngi koy soufflé dafa mel ni dañ ko gën a yaatal. lii fa jël newoon ci espace yi jël nañ ko. Wally, vous avez parlé de mental. Qu'est-ce qui fait votre force ou votre motivation? Parce que vous le suivrez depuis single Beau Judo, de plus en plus, chaque fois Wally c'est un homme de défi. Bu laalee bii danaa dem jëlaat beneen défi. Parfois mu aj baar bi ba mu kawee ba gars yi nag déedéet mu dem il réussit ça. C'est quoi votre force mentale qui vous permet de vous surpasser? À 50% c'est les Sénégalais. 25% ñii sànni ay potin. yeneen 25% bi ñiy xaar résultat beneen 50% bi ñi ma yàlla bindee mais 50% yi moom sénégalais la 25 yi ñiy sànni potin parce que c'est normal. du ñaax yokk jom. beneen 25 bi ñiy xaar résultat. 50% yi moom jox naa ko suñu borom. je pense que moom mooy sàmm nit mooy def nit ni ko neex moo koy sàkk ni mu ko bëggee. il pouvait faire de moi un faible sant yàlla bi mu defee nii am na mental bi et je pense que ak li ma jot a enduré yëpp dama dem ba léegi dama miin daal gis nañ sa benn way ci affaire immigration clandestine nga wax si tey soo amoon message booy jagleel jeunes yi pour ñu gëm seen bopp pour dire que Wally par exemple c'était pas évident am na yoon bu mu jël mu gëm ko ban message nga doon jagleel ndaw Sénégal tey surtout ak situation rek bi. waaw ndaw Sénégal moom su fekkee pour wax gëm seen bopp. gëm nañ ko ba mu jeex. un jour damay jógee studio maa ngi pare ay 7h moins bi may génn il faisait 6h je te promets que dafa mën a embouteillage je te promets que nit ñi dañ doon xëy di liggéey je te promets que amoon na ñu taxaw ci tali bi di jaay ay jeunes sénégalais. ay mère ay jigéenu sénégalaises taxaw commencé jaay. heure boobu alors ñi ma àndaloon on s'est trouvé que ñu toog ñu waxtaan mais ñun bu ñu waxee ñu ne jeunesse bi gëmul suñu bopp mais gëm nañ seen bopp c'est-à-dire dañu amul kudd. taxaw bi ak jàppale bi daal. boo amul kudd nag la ko day yomb. alors man li ma leen mën a wax rek mooy ñu ak lu mu mën a xew bu ñu xaru.
man foofu rek laa ne du ma wax benn Sénégalais gëmul sa bopp gëm nañ seen bopp. billaay walaay mais li ma leen mën a wax rek mooy bu ñu xaru parce que bëgg def lu baax tamit ba xaru. d'accord Omar bëgguma ñu génn ci le 12 bi li nga posé baax na loolu waaye nag Wally sur scène ban heure. ça dépend man li ma soñ su doon may man man maay diriger diggantaan Ndiaye ah 23h dina fekk ñu commencé way. morceau yi dafa bari. problème nii. rythme mbala bi la neex. on est à normalement actuellement nii on est à 40 te 40 morceaux. 40 morceaux. mënu ma ko jouer suñ ko bëggee jouer il faut que nit ñi ñëw. dañuy ji est-ce que du yow da ngaa nam ay way tamit. gëj naa way mais dama nam soppe yi aussi dama nam gars yi jàkkaarloo ak ñoom ah émotion bi daw ah coow li bëri gars yi fecc ma toj xol yi ah nam naa ko de si nam naa ko koy. nam nga gars yi. waaw. sañse yi. waaw nam naa ko aussi. nam naa ko. mais Pawlish moom ba maar duggee ba tey moom dafa xeewi ci saa si. waaw Pawlish moom damay xool rek. waaw mais c'est normal parce que sama kilifa la man ba mu ñëwee ba tey damaa noppi. yow sànq ba tey yaa xewoon. waaw mais suñu borom yàlla bu dogalee ki la xewal ñëw da ngay tëj jàpp sa ñaam parce que ni nga mel tey moom rek a ma jaaxal ci dëkk bi du keneen ci àddina moom rek a ma jaaxal te nag c'est normal mu jaaxal parce que ni nga mel moom moo ma ko def. lu tax mu jaaxal la lan moo gën a neex ci maar. dafa sympa. su ma koy xool mën nañoo daje nii di waxtaan mais bu xasee ba micro tiim ko benn waay laa gis ci moom. loolu damaa jaaxal trop ci moom. mais man mënu maa wax ci moom lu bari parce que dama ko bëgg ba mënu maa wax ci moom lu bari. am na ko yàlla defal jàmm. su ma nekkee ak moom damay nekk leneen. barke alxuraan xaw ma lan la nag suñu borom moo def loolu ci man yaruma li ma def nii di téye mais su ma kii damay teg damay réglé parce que il est attirant parce que man ay wàll li tàkk ci kawam xaw ma lan la. su ma tey xaaral saa li may wax dafa solo nag. Saali waali yi tàkk ci gémmiñ gi xaw ma nu de xaw ma lan la loolu moo ma choqué non waali sax mënulu ko dara parce que moom rab la lii tàkk ci xaw ma lan la man aw waaye boo xoolee xam ne nekkul nitu kese barke man lu ma jaaxal du nitu kese Saali barke alxuraanu karim man lu ma jaaxal man du nitu kese parce que man dèjà ma du ma nit waaye lu ma jaaxal dëgg du nitu kese waaye yal na ko yàlla bàyyi ak sagoom nga bàyyi ko xel waaye bilaay la duy di nga gis du rëy ci àddina si waaye dafa gën a mignon looloo ma gën a jaaxal te yow il est attirant. mais mu mel ni Pawlish dafa mel ni li nga wax nii léegi da koo doon ci papaam. man fréquenté naa papaam dama ko daan dugal fi ci antenne bi chaque jour mu mel ni loolu ñuy wax tubaab di wax humilité dama ko gis ci moom. waaw maanaam dafa accessible. dama ko seetlu si sa papa daawul dàq kenn te yow doo dàq kenn. te gis nga ñett yi. ku la ko ëppalee du sa morom. simplicité. modestie ak humilité. ñett yooyu yëpp mooy def différence bi te dama ko gis si yow est-ce que xam nga ni loolu mooy sa doole. waaw xam nga alhamdulilah bi nga ko waxee parce que dama koy werante tout le temps. dama leen di wax ni man li may liggéey du ma tere dem waxtaani dem alburaax jël sama temps après su ma ma envie dem seeti Pape Lay ba dem seeti Pape Lay. Lamine Xeere Dew tu vois. def li ma bëgg def ma def ko Mohamed Niang su ma bëggee toog dem toog waxtaan café naan café parce que loolu man la rek laa dese di ah la musique m'a tout pris man du ma dem boîte de nuit kan moo mos a dox ba dégg ñu ne Wally mi ngi ci boîte bi Wally mi ngi ci restaurant bi koo mos a gis c'est très rare su ma génnee dem restaurant rendez-vous la am pare du ma lekk damay ñibbi wala man ak sama famille dem restaurant man la musique m'a tout pris. xam naa ni moom lay seede ni Baye Ndiaye. waaw lu ma def du sama propre volonté. sama lépp musique art jël na ko. donc li ma dese as tuut du ma ko jox. parce que je suis jeune aussi dama war a dund. donc damay war a dem ci nit ñi di kaf di ree je pense que nekk star génn di gisante nit ñi ak nekk star si diamétralement opposé star yàlla moo koy def. star yàlla moo koy def gis naa la keroog benn vidéo nga toog ak ay booy di xewlu nii nga ñëw toog. waaw parce que loolu laa yëg parce que bu ñu génnee bac su ma ci xoolee sama background c'était pas comme ça moi j'ai tout fait j'ai fait de la mécanique def naa promotion ci mbedd dem naa Colobane ah j'ai tout essayé et ça n'a pas marché bi ñu ma yóbbee ma dañ football yi ça n'a pas marché alors bu ma ñëwee ba fii yàlla defal ma li ma defal
sant nga de. ñu ne woon dem. ok léegi xam naa ni si des bareetul trop léegi ticket yi. ticket yi ku ci bëggoon fan ngay dem. waaw ticket yi ñu ngi koy jaay chez Papa Thione ñu ngi koy jaay penc mi mais Rapidos aussi dañ la koy yóbbul ba fi nga nekk attention Rapidos dañ la koy yóbbul ba fi nga nekk. moto lay jël indil la ko. ba fi nga nekk en plus ils sont rapides et plus wax dëgg yàlla ñu ngi koy def ak xol ah Rapidos daal macha allah. te bii wóor la. waaye yow accessible chez Papa Thione y a Rapidos y a Mortala Sandaga y a Tidiane Dabo y a Maha Bijoutier Pikine El Pocho Bamba Niang Wali Family MBG Mohamed Niang penc waaw léegi bu ngeen bëggee sax ñu yokk ci zikir. yow fii sa kër la ndax. yow yaay goro Bougane Gueye Dany. waaw loolu dara sax gis naa président bu la jàppee. jàppee ko kenn fii sa kër la. ba tax na fii moom loo fi amul rek ci yow la. fii moom loo fi amul ci yow la xam naa ni moom fi mu ne nii réew mi yëpp booy bi ndarañ la te nee na ma le 12 incha allah seen kër laaj. bu soobee yàlla bu soobee yàlla ndarañ xam naa yooyu day ñëwaat sax mooy dëkk booy am na ndarañ. bari am maar xam naa du ñàkk am na ñoo war a remercier ñu ci jàpp. waaw boobu ñu ma war a remercier dama koy tënk rek ah. sama DG mi ngi lay nuyu monsieur Lat Diop. waaw maa ngi koy siyaar bu baax a baax borom Lanas. waaw sama xarit la sama grand frère la et je pense que man maay seul waykat boo xamante ni damay dugg këram nu mu ma neexee mu may seet ci sama kër. ñu waxtaan donc nit la bu modeste ah bu nit ku yaru. ñoom Manar ñoom maître Lika ba ñëpp a ngi bind. ñoom ñëpp maa ngi leen di bëgg. Saalum dama nuyul waa Pikine nag. Pikine. parce que Estarane Sane jógaloo ñëw di football lu neex man. waaw mais bon man Pikine. moo waa Biceps ah. waaw Alaaji Gueye Tali bu bees. waaw sama fief la. waaw sama fief la. may. Géwal central. foofu yëpp may déggee waa Pikine yëpp. Géwal Gungaay moo ko toog maa doon téye daal li. waaw loolu dëgg la waaw loolu dëgg la damaa def parcours nag. walaay ndeysaan. am naa sama xarit bu ma ne Wally tu as quel âge parce que fi nga jaar yëpp lan moo xew ma ne ko j'ai jamais été chez moi. waaw man mosuma toog sama kër dama doon daw rek ah. xam naa ni Ndiogu pare naka waa Alburax. waaw ñu ngi pare léegi Saliou. Ndiogu Mbaye amul ci yow sax. non pare na bu yàgg. Saliou damay remercier Sénégalais yi ah. ils ont été là quand Papa Thione est parti. moment est difficile. waaw maa ngi remercier Sénégalais yëpp ku leen juum remercier les artistes tàmbale ko ci suñu papa Youssou Baba Maal di xaritu Thione Keuz papa Ismaïla Lo moom ni muy jaabante kër ga dafa yéeme ba ci Youssou ni muy jaabante kër ga dafa yéeme ah Omar Pène ñoom Père Bouza ku lim jum ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm communicateur traditionnel yi maa ngi leen di gërëm sama maam El Hadj Mansour ni ñuy def rafet na sama bàjjen xaar mbay ma jaaga Sénégal yëpp taxaw nañu maa ngi gërëm ñëpp samay xarit am di jàmm mbokk waaye di gërëm aussi suma mag suma xarit PDG Doro Gueye ah mu mel ni ñoo bokk benn baay maag moom mu mel ni ñoo bokk ndeeg baay teg ci muy suma kilifa ah borom kii bi xool maa ngi koy gërëm yéene bi mu am yëpp ci réew mi am ko ci président yar na ko yàlla mottali maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm ñi nga xamante ni mooy sama staff waram daal tout le monde parce que waaw ku lim jum en plus dire à ma famille chapeau ay xale lañ ñu ngi doog a am lu mel nii ñu ngi doog a am lu mel nii mu dal suñu kaw waaye newuñu fa wuy sama ndeyoo wuyaayoo di xalangu ah vraiment yàlla def na ci ñoom ñu am waajur yi leen yar tete leen def ci ñoom dignité politesse ak ngëm-ngëm gëm yàlla yi ko dalee ba ci Babacar Thiat Aïcha Bintu Momi Mouhamed Alioune Ndéla comment dire Laminar Dabasek Adiza toute la famille ils ont été responsables vraiment maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di ñaan suñu yaay ji nga xamante ni moo fi des muy jàgga tukkale kuro jéeme borom jigéen ah xëy ji ma des ca dex bu rëy ko tamit seen ngeen jëlee Diouf yàlla na ko fi yàlla bàyyi saxal taxawaayam parce que gaynde la jàmmat la
man daal loolu laa moom li may wax. dooguma la sax toog naa nga wax ko Alaaji Bekaay Mbaye. nga ne ko Bekaay ñun xamuñu lii. dégg naa la nga ko ci salon bi. nga ne ko papa ñun xamuñu lii. lii musul daal suñu kaw. dëgg la tey yàlla dafa dogal bi mu ñu dalee aussi Sénégalais yi ñëw taxawu xam nga tamit nit da ngay wax dëgg lenn rek laay wax ci àdduna ñu bàyyi ci xel Thione Seck du ma papa Thione parce que damay bañ ñu sax ñu jël ko teg ko ñu ne doom ji may wax da koy kii day am nu muy demee Thione Seck en étant chanteur monument Sénégal li lu baax li ñu ko waxal yëpp bi mu génnee àdduna ci dundam la ko def. nangu naa ne. alors maintenant c'est aux Sénégalais de réfléchir yoon bi ñu bëgg a dem c'est très très important pour les gens ah ñi nga xamante ni c'est des hommes de l'ombre ils se sont battus pour ce pays ils se sont donné de corps et âme pour ce pays maintenant reste à savoir Sénégalais yi naka la ñuy jugé sama wax bi Papa Thione liñ ko seedeel ci lu baax yëpp dundam la ko def ñu mu génnee àdduna. fi mu ne nii daal Mar waxtu bi jot na yaa ci des le 12 yow yaa mën a giifal ñëpp. le 12 moom yaa mën a giifal ñëpp. xam nga le 12 incha allah ça va être doux. le 12 incha allah vraiment dina neex dina xumb. incha allah dina saf dina dagan. incha allah buñ ci yàlla bàyyee. incha allah parce que aussi am nañu yéene bi te sénégalais yi xam nañ ma xam nañ ni du ma cof sama yëf mais je te promets que cërë te le 12 ba fan lañ koy seetaanee. waaw maa ngi direct sama chaîne YouTube buñ ci noppee nag dinaa xool télé bi ma neex. mais yow non non coow la jëm sax loolu dañuy guddeel. dinaa xool télé bi ma neex. loo xam ne yàlla fekkee. waaye du xam nga ni kuy xalam di ca jaayu barke bi yaay borom. bàyyi naa la ak moom it. dégg ma ne bàyyi naa la ak soxna moom it. ma ne du xam nga ni kuy xalam di ca jaayu barke bi yaay borom. waaye dégg naa la xaaral ko dégg séeréer. waaw kon jeex na. dëgg Sadio Ndiaye mara wàcc gi téye. ku ma teef jarul ngay jënd diib yaa ngi yàq sa xaalis. waaw bilaay walaay. yow guddal fan rek. jeex na maa ngi gërëm sama sponsor yëpp. yàgg fi loolu tewee. ah di xam ni di leen wax ni kon le 12 incha allah lépp lu ñu waxante woon ak ñoom dinañ fexe nuñ ko defee ah ci ñi jaar ci fi ñu war a jaar parce que xam nga Wally moom yaatu na. ndeysaan sa gars yi nag dama leen yërëm quoi xam nga dafa mel ni janaaw ak i dunkam. maanaam janaaw mooy oiseau. xam naa dégg nga wolof mooy oiseau. pour mu naaw foog mu am ay plumes ñii ñoom xam naa ni moom ñu jaral nga leen. ñii dañoo feebar yow waaye nag la mu saf. jërëjëfati mariage ay ca ñu ngi jégalu nag ci retard bi ay ta ñu ngi jégalu. On enchaîne hein xaaral ma ah jégalu leen ma de. ñu ngi jégalu.